li nga xam ne moom moo di ay añ wala boog reer nag te nga xam ne moom moo di mbas mi waraloon ko nag bisub tabaski mën nañoo amal lu ni mel ak ñaari fan yi nga xam ne ñoom ñoo toftalu ci li nga xam ne rek moom moo di tabaski bi te itam ñuy rek sàkku ci askan wi ñu sàmmook li nga xam ne moom la waa kër docteur daal di digle ci jamono yi nga xam ne rek mbas mi ngi fii ci réew bu Sénégal du ñàkk itam dañ ko gën a yaatal suñu yeneen i jotaayu xibaar. ñu ñëw mbokk yi ci mbas mi ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal jàppale ne juróomi doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméer ak fanweeri cas positif la ñu am mu mel ni itam téeméer ak juróomi cas ci ñoom nag ay cas contact lañ ñaar fukk ak juróom ci ñoom nag itam di ay cas communautaire maanaam ñoo xamante ni am nañ doomu jàngoro ji te xamuñu rek fan la ñu ko jëlee dañuy teewlu docteur El Hadji Mamadou Ndiaye moom moo yoroon kàddu bés bi ca ministère de la santé. ci junni ak ñetti téeméer ak fukk ak juróom test yi ñu def téeméer ak fanweer ñoo ci positif ci ñooñu am na téeméer ak juróomi cas contact mu am ñaar fukki ak juróom li ñuy tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne ñoom dañoo jot ci doomu jàngoro ji waaye dañoo xamul ku leen ko wàll ci ñooñu nag Kaolack am na ci ñett Kër Massar am ñett Mbao am ñett Mbour am ñett Kédougou am ñett Saint-Louis am ñett Bounkiling am benn Dakar Plateau am benn Guédiawaye am benn Kolda am benn Médina am benn Pikine am benn Rufisque am benn Sédhiou am benn ak Touba aussi am na benn juróom-ñaar fukk ak ñett wër nañu bés niki tey kon bu ci yàlla àndee dinañu génn juróom fukk ak ñett ñu ngi ci réanimation juróomi nit ñoo ñàkk seen bakkan ni bésu démb ajjuma ñaari fukki fan ak ñeent ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñu des nag ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wàññi na juróom-ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaari cas ci ñooñu juróom benn junni ak ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent wér nañ si téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñetti junni. ñu des ci mbas mi ba tey mbokk yi ca banlieue bu Ndakaaru nag juróom-benn élèves yoo xamante ni njort nañ ne dañoo am jàngoroy mbas mi jamono ji nag ñu ngi saytu seen wér-gu-yaram bu baax a baax ca kër docteur ki xam lu ni mel di inspecteur d'académie bu Pikine Guédiawaye moom Gana Sène daal na yëkkati ay kàddu dénk ko suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu toogal ca diwaan bu banlieue bu Ndakaaru Salif Sow ak Asmalik. juróom-ñett fukki junni yu teg juróom-benn téeméer juróom-benn fukki ndongo ñoo tàmbaliwaat di jàngi l'école fii ci banlieue bu Ndakaaru ñoom xale yi bañ tàmbalee demal école teg léegi juróom-benn cas suspect rek lañ fa gis la kilifa yore wàllum njàng meeg njàngale mi fii xamle ginnaaw weer. waaw am nañ lu toll ci juróom-benn cas alerte ci yenn écoles yi mais à chaque fois bu amee dañuy jokkoo ak ñi yore wàllum wér-gu-yaram yi ndax école boo jël ci banlieue bi. am na benn dispensaire wala benn district boo xamante ni moom lañ ko rattaché yi ci ëpp yëpp ay cas de kii la rek nekkul cas contamination parce que yenn saa yi ay température yu yéeg la yenn saa yi ay kii la sax stress la rek mais buñ ko xoolee yi ci ëpp yëpp presque du loolu ba parce que xam nga wàllum jinne may mun a ak du loolu waaye loolu mu ngi fi ba tax na ñoom bàyyeekuwuñu benn yoon lu tax sax ñu gën a takkaat jaaj yi mooy que ne épreuve bac BFEM ak entrée en sixième bu tabaski weesoo lay am tabaski gi nga xamante ni dem beeg dikk bi daf ciy gën a takkarnaase ba tax ñuy wootee ko dankaafu gaañile ba léegi amaguñu cas waaye bu ñu nelaw ndax virus bi mi ngi fi mi ngi circuler ba tax na dama bëggoon lancer appel d'abord élèves enseignants proviseurs ñëpp ne leen nañu gën a renforcer mesures yi ci wàllum parents d'élèves yi tamit ma lancer leen benn appel parce que ñi ngi dem ci tabaski bi dina am mouvement de population nit ñi dinañ dem dinañ ngir yàlla vraiment nañu parents yi gën a jàppale aaral ñu xale yi. candidat
yëpp yu nekkee ci banlieue bu Ndakaaru di war a def xeetu examen yëpp seen lim ëpp na juróom-ñetti fukki junni yu teg juróom-benn téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn candidat ñi nga xamante ni ñoom ñooy def baccalauréat war a def anticipé philo fukki fan ak ñaar ci weeru août lay nekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a def entrée en sixième ñaar fukki fan ak benn ci weeru août lañ koy def ñi nga xamante ni ñoo war a def BFEM ñoom fukki fan ak ñeent ci weeru septembre lañ koy def ñi di def baccalauréat seen lim ëpp ñaar fukki junni ci banlieue bu Ndakaaru examen général yi ñoom ñu ngi ko war a amal ñaari fan ci weeru septembre. Salif élèves yooyu nag ñu ngi leen di saytu bu baax a baax ñu wax ci leneen dem ca diwaan bu Kolda foofee nag li nga xam ne moom moo di paludisme nag doon na loo xamante ni sonal na leen lool rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi ba tax itam campagne bi nga xam ne daal nañ koy lancé ngir daal di xeex lu ni mel nag lu tollook 200 junni xale yoo xamante ni ñu ngi am ci diggante ñetti at jàpp fukki at nag mbir mi daal nañ leen di ñeel lool ngir rek ñuy saytu seen wér-gu-yaram waaye itam fexe noo xamante ni li nga xam ne moom moo di paludisme doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku ca wow li diwaan Abdoulaye Diallo. dafa tombek jamono fu sibiru doon jàngoro wi gën a tax askan wi di dem saytu seen wàllu wér-gu-yaram ca kër docteur yu diwaanu Kolda mu waral ci jamono ji lañu door campagne bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu xeex sibiru te cérémonie de lancement bi le campagne amoon ca Vélingara noonee la région médicale bu Kolda fas yéene jot lu ëpp 200 junni tout tànk yi amee ñetti weer ba fukki at. xale yi ñu ciblé fii ci région bi 216 183 enfants de 3 mois à 10 ans cible régionale. boo seetee nag fii ci Vélingara ñu am cible boo xam ne 90 489 mooy cible Vélingara boo seetee nag ci téeméer boo jël ñeent fukk ak ñaar yi waa Vélingara 42% mooy Vélingara xam nga ni Vélingara presque c'est la moitié de la région donc mooy cible bu gën a am solo mooy bu ñu gañee xew fii ci Vélingara rek daanaka dañ koy gañe ci biir région bi te bu ñu gisee mobilisation bi am nañ yaakaar que incha allah danañ ci génn ci alhamdulilah rabbil alamin. campagne bi ni mel amul woon en 2018 ngir greffe bi waa kër docteur daan amal ca jamono jooju waaye waa Kolda nettali wu ñu ko woon a fenn ngir méttit bu bëre biñ si jëlee woon looloo tax ñuy ñaax askan wi ndax ñuy yombalal relais yi seeni liggéey yi. parents yi dana seen xel que ne lii ñu buñ ko defee c'est pour ñu sauver xale yi dañoo war a sauver suñu bopp certes contre Covid-19 ndax président da koy wax damay reprendre expression nous devons pas laisser nos vies à la Covid maanaam war ñoo jël suñu bakkan jébbal ko virus bi mais tamit waru ñoo jël bakkanu suñuy doom jébbal ko paludisme ndax ñëpp xam nañ ne paludisme dafay rey donc dañoo war a jóg ñu mobiliser wu ñu barrer la route n'est-ce pas au paludisme li nga xam ne dafay rey ci zone yi nga xam ne surtout moom mooy zone yu féetee ci wàllu sud du Sénégal. bile campagne mooy am ci jamono mbas mu waral waa kër docteur yi fas yéene jël seeni bépp matuwaay ngir ñu daal di topp tegtal yi ñuy tegtal ngir moytu mbas mi. mbokk yi bac bu atum 2020 xam ngeen ne li nga xam ne moom moo di épreuve physique yi maanaam tàggatuk yaram yi nga xam ne ndongo yi daañ ko def laata rek ñuy amal épreuve écrite yi nag dañ ko dàqoon waaye mu mel ni indiwaat nañ ko daal di koy boole ci wile jongante nag bu ñu sukkandikoo ci inspecteur d'académie bu Pikine Guédiawaye nag jamono yi amul benn rëq-rëq boo xamante ni daal nañ koy nemmeeku ci wàll wi dañuy teewlu ba tey ki nga xam ne moom moo di Gana Sène. biir épreuve physique yi nag door nañ ko. diwaan Pikine Guédiawaye am na lu toll ci juróom-ñetti centre yi Guédiawaye département am na ci ñaar Pikine tamit am na ci juróom-benn donc ci limu candidat yi ñaari département yi am nañu ñaar fukki junni candidat yu teg juróom ñaar fukk boo jëlee département Guédiawaye ci lim boobu département Guédiawaye am na ci juróomi junni ak yu teg juróom-benni téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn li ci des département Pikine la maanaam lu toll ci fukki junni ak ñeent yu teg ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent. ñun dañuy considérer ne maanaam examen science physique épreuve physique yi ak épreuve faculté genre test la rek maanaam dañuy xool dispositif bi nga xam ne moom lañ mettre en place test est-ce que baax na. donc te vraiment test boobu suñu yeboon ne ñi ngi koy réussir ba tax na épreuve anticipée philo moom moo ciy topp boobu tamit vraiment jël nañ matuwaay yu mat sëkk.
ca Tambacounda nag ñu bëri ci ndongo yi nag yenn saay waxtu yi nga xam ne dañ ci war a dekk ci classe yi di ca jàng nag dañuy dem ci li nga xam ne moom moo di tool yi ki xam lu ni mel nag di inspecteur bu éducation ak itam formation ba nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Tambacounda ngir rek daal di dabu yu ni mel ñu daal di amal yenn ci ay cours yoo xamante ni dina mën a tax lenn loo xamante ni rek jànguñu ko woon ñu daal di koy rattraper duñ ci sori dañuy teewlu reportage bi nga xam ne Moussa Omar Gueye ak Amadou Diédhiou def nañu ko. ci li ñu tàmbali liggéeyu tool yi tax na lenn ci waajuru ndongo yi li leen gënal mooy jàngalekat yi daal di bàyyi xale yi ñu ñëw ci tool yi jàppale leen ci wàllu ni ñuy toppatoowee tool yi. waaye nag ki nga xam ni moom mooy Mikaëla Diop nekk IEF bu Tambacounda ak équipe am jot nañ ci waxtaan ak lenn ci waajuru ndongo yi ngir ñu bàyyi xale yi ñu jàngi. également bëriwul trop mais am nañu quelquefois ay jafe-jafe pour que parents yi bàyyi yenn doom yi pour ñu dem am na ay abandon yu xaw a signalé si quelque part mais xaw lu bëri nag. loolu nag du ñàkk parce que xam nga saison des pluies yenn saa yi am na classe yoo xam ni ba ngelaw gi amee premier taw bi xam nga deuxième taw bi amoon na ay toitures yi dem yenn classe yi ay abri la woon comme dans le parc Niokol Koba am nañ fa ay écoles yoo xam ne lépp abri la woon donc abri yi dem nañu mais heureusement yooyu généralement effectif yi du bëri. beneen anam itam lu toll ci fukki junniy élèves mu bokk ci juróom-ñaari junneeg lu toftalu ci CM2 ñi nga xam ne war nañu def jongante entrée en sixième ak ñaari junne ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ñoo xam ne dañuy def jongante BFM ñoom ñëpp nag jàppale nañ leen ba dinañu am ay jumtukaay yoo xam ni leen jotoon raw ci wàllu cours yi ci jamono. Moussa Omar Gueye cant ak ngërëm ñeel na la mbokk itam ñu jéggalu ci rëq-rëq wi nga xam ne jot naa am ci wowule élément ca diwaan bu Kayar la ñuy dem nag foofee nappkat ya nga xam ne ñoom ñoo fa nekk bañ nañ ba tëdd ci suuf nag ci licence de pêche yi nga xam ne bëgg nañ koo jox ñenn ci ñoo xamante ne dañuy bëgg ñëw napp ci yooyu lu waax wala bokk usines yi nga xam ne dañ koy def lu jege loolu li nga xam ne moom moo di tefes gi ñoom ñooñee nag di xam ne am na yeneen i mbir yoo xamante ni mi ngi làqu ci ginnaaw yoo xamante ni waxuñu ko ba tax itam ñu yëglu ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Seyla Tiix. lu toll ci ñetti waxtu ñi yëngu ci wàllu napp gi ak jigéen ñi nga xamante ne ñooy coppar ñi jën yi nekk fii ci Kayar daje woon ak benn délégation député yi jóge ci assemblée nationale waxtaan nañ lu yaatu ci jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko rawatina licence de pêche yi nga xamante ne nee nañ gouvernement bi de dakkalul di ko jox ay bateau ñu jóge ca bitim réew. dañoo jël géej gi tay la ko ay bateau yu bëri nekk ci géej gi di napp ñoom moor mi def nañ fi benn surveillant jàpp bateau te amul résultat ba léegi kon ñu ngi interpellé état bu Sénégal licence de pêche ñun nappkatu Sénégal dañ ko bëggatul a dégg dañ ko soxlawul ministre bi fi ne tamit mu dimbali ñu. mbokk yi ñu jégalu du ñàkk itam dinañ ñëwaat ci woowu lay élément daal di leen koy digtal ñu wax ci leneen taximaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Kaolack nag ñoom ñooy ñaawlu bu baax a baax ñàkk cet ak itam ñàkk kaaraange bi ñuy nemmeeku ci seen ab garage ba tax itam ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lépp lu soxal wàllu dem beek dikk bi ñu ñëw ak ñoom ci ay ndimbal ñu teelu reportage bu Ibrahima Jàmme ak Faly Gaye. du yàggul dara rek lañ leen fi toxal si jële leen fi ñu njëkkoon a nekk ci wetu marché ba waaye bërëb yu bees yi ñu nekk nag xat na xataay bu nga xamante ni kenn mënu ko nettali taximaan yi nag ne lii mënu ci dëkk te du mën a woyi moo tax ñu dajaloo pour xamal ko ñëpp. te fii boo xoolee milieu bi ñu nekk nii soo amoon sax sa bàyyi ma sax doo ko mën a ñëw fii di ko fi yeew donc ay nit fi nekk di daan seen doole di fay suñuy droit lépp lu ñu warloo état ñu ngi koy def donc ñoom à contrepartie waroon nañu ñëw xool fii ñuy dugal. soit ñu ràmbale ko ba ñu mun fee nekk wala ñu wutal beneen solution bu gën fii ñu nekk parce que fii ñu nekk nii dañoo sonn dañoo tay ñi fii bon mbalit mi fii gis nga ko nii fii mbalit la. deuxièmement oto yi fii xajuñu fi pour ñu taxaw sax gaare suñu oto problème lay doon encore ndox mi pour boo yebee pour nga génn sax wala nga dugg si fii c'est un tas de problème. boo weesoo problème mu xattaay beeg salte bi nag taataa ndox fii ay mbalit fële bërëb yi de nee nañ amul benn kaaraange. fii amul lumière bu guddee balaa 18 heures il faut ñu wàcc parce que fii amul lumière dafa lëndëm. ñun chauffeurs yi ñooy suñu sécurité bopp waaw chaque jour ñu jàpp fii ay sàcc wala ñu gaare suñu oto toog ne la ñu ñëw ubbi ko jël la fa nekk. bokk na ci itam li leen gën a sonal moo di ne bërëb yi de amul gaanuwaay tax nag bi ñii di syndicalistes yi dugal ci seen loxo ñëw jàppale leen ci xeex bi fëgg ci table bi. fukki garage ñoo nekk fii ci place bi ñu nekk amul ker amul douche amul toilette te am loo xam ne état mi ngi koy fay ko ñu di ko fay te loolu amuluñ njëriñ mooy li ñuy wax abonnement
ñun mënatuñ droit ci benn mbedd mënatuñ taxaw ci benn mbedd parce que foo taxaw ñu dàq la foo taxaw ñu lal bu fi taxaw te garage yi fi ñu leen regroupé nii du place bu ñu mën a liggéey parce que ndox la moo xam ne bu tawee amul benn taxe boo xam ne day yabate ci kaw la. du nag ñii di taximan yeeg coxeur yi képp la yëf yi sonal ñii di clients yi itam sonn nañ ci bu baax a baax ndax laata ñu yegsi ci biir garage bi am oto bu leen mën a yóbbu ay coono la. ñu ñëwaat ci aji nappkat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaan bu Kayar ñoom ñooñu nag bañ ba tëdd ci suuf ci licence de pêche yi nga xam ne yenn saa dañ koy faral di jox yenn ci ay bateau yoo xamante ni day jóge tugal wala boog yenn ci ay usines yoo xamante ni dañ leen a bëgg a sànc ci lu jege lool tefes gi li ñu xamle moom moo di am na yeneen i mbir yoo xamante ni ñu ngi ci biir yoo xamante ni waxuñu ko ñu teelu reportage bu Cheikh Anta Diop ak Selatir. lu toll ci ñetti waxtu ñi yëngu ci wàllu napp gi ak jigéen ñi nga xamante ne ñooy coppar ñi jën yi nekk fii ci Kayar daje woon ak benn délégation député yi jóge ci assemblée nationale waxtaan nañ lu yaatu ci jafe-jafe yi nga xamante ne am nañu ko rawatina licence de pêche yi nga xamante ne nee nañ gouvernement bi de dakkalul di ko jox ay bateau ñu jóge ca bitim réew. dañoo jël géej gi tey la ko ay bateau yu bëri nekk ci géej gi di napp ñoom moor mi def nañ fi benn surveillant jàpp bateau te amul résultat ba léegi kon ñu ngi interpellé état bu Sénégal licence de pêche ñun nappkatu Sénégal dañ ko bëggatul a dégg dañ ko soxlawul ministre bi fi ne tamit mu dimbali ñu ci affaire licence de pêche kenn soxlawu ko ci Sénégal léegi nag secteur bu mel noonu ndax dañu war a toog ba ñu tayle ko ñun bu ëllëgee ñu toog di taxawaal wala ñuy defi leneen wala ñi ciy liggéey di taxawaal ko ku ko mën a def tamit yaa gàddu responsabilité boobu ci mim réew loolu nag moo tax député yi ñëw fi tey ñu wax leen li ñu naqari ak li ñu bëgg ñu fajal ñu ko ay usine de farine de poisson yi nga xam dañ koy implanté ci dëkk bi. ñu gis ne mbas mi bi mu duggee ci réew mi ba léegi jafe-jafe yi nga xamante ne am na ko ba secteur yu bëri ñu taxawu leen waaye ñoom ñi di yëngu ci wàllu napp gi ñoom de nee nañ dañ leen a fàtte ci jàppale gi Mamadou Diop Decroix di député jiite woon délégation bi jóge ci assemblée nationale wax ne lépp loo xamante ne jëlee nañ ko fii de dinañ ko yóbbu assemblée nationale ñu gën koo càmbar jàppale nappkat yi. surtout problème licence de pêche yi dellu siwaat na sénégalais yi yëngu ci napp mi vraiment ñu jiital leen ci d'abord li nga xam ne aussi mooy licence yi ñu seet ko nag. nappkat yi mareyeurs yi ak ñi nga xamante ne ñoom coppar ñi jën yi nekk fii ci diwaanu Kayar nee na ñi ngi sàkku nag ci nguur gi mu taxawu leen bu baax aar géej gi. ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi sàkku ci nguur gi mu taxawu leen waaye itam aar bu baax a baax li nga xam ne moom moo di Phare des Mamelles nag di collectif bi nga xam ne moom moo ŋànk lu ni mel nag di sàkku rek ci nguur gi benn ci entreprise woo xamante ni bëgg nañ ko foo taxawal nag di ab ONG international woo xamante ni door nañ li nga xam ne moom moo di tabax boobee ñu daal di koy tas naka noonu itam nekk tey jii ci suba ñu ngi doon amal ab doxu ñaxtu ngir rek daal di yëglu Maymuna Njaay ak Mardien ñoo ngi fa woon. fii ñu taxaw ni digganteem ak Pointe des Almadies toll na ci 4 kilomètres site bi bokk ci presqu'île du Cap-Vert ñu ngi fii ci Phare des Mamelles patrimoine bi tey ji ONG yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo bitim réew sopp ko lool ndax taaram lii nag moo tax a jóg collectif bi. phare bi dafay servir ñiy dawal avion di servir itam ñiy dawal bateau yi. bu timis jotee gis nga ni phare bi di tourner dafay guider ñi dawal avion ak ñi dawal bateau mais beneen bi itam mooy que ni fii nii phare bi nekk dañ ko classé patrimoine mondial mais lu nit bokk patrimoine mondial kenn waru ko akimoo tabax bi yëpp lan la benn ONG bu jógee réew arab yi nee na moo fi ñëw pour tabax siège am est-ce que ñàkk na fu Sénégal mën a nekk tey fu ñu mën a tabaxee siège. collectif bi nga xam ne dafa juddu ngir sàmm Phare des Mamelles ñu bàyyi ko nii mu mel bañ koo tabax tey jii nee na mbir yi dafa am ci biir li ñuy woowee guerre. ñëw nañ man sama kër pour dig ma 5 millions ay ordinateur ak yooyu ma dàq leen te li may wax c'est devant témoin mën naa si dem tribunal d'ailleurs c'est pas la première fois que je vais au tribunal sur ces questions et on est assez courageux pour ça. parce que su fekkente ne dañ nekk si dëkk boo xamante ne dañ ne constitution moo tënk ñëpp waa baie de Hann suñu xarit Mbacké Seck wax ko référendum am ñu consacrer xam nga un droit constitutionnel pour la défense de l'environnement mais nguur gi ñu jiite nga xam ne ñun lañ fi war a nekkal ñoom la ñuy interpeller parce que moomuñu ñu nag lañ bëgg bâtiment bii si gàttal si lu leer ñu toj ko pour que jàmm am parce que dinañ fi di ñëw kenn mënuñu teree ñëw fii wax si. moo ne de ay at ci ginnaaw amoon na ay projet yoo xam ni dañ ko fee waroon def ngir gën a taaral béréb bi wante ba léegi amul dara loo xam ni
defaguñ nañ ko fi. waa mine et géologie ba sax bon nañu maquette bi wax naa ko sànq bi ñu demee itam ci waa ministère de l'aménagement du ministère de l'urbanisme ñoom itam woon nañu benn maquette ba d'accord nañu ne fan yi di ñëw daañu créer benn comité bu dajale ministère yooyu yëpp ak suñu collectif yi pour que ñu waxtaan nan la ñuy régler programme aménagement géoparc boobu. maintenant li tax nag ñu mun fee toj fleuriste yi mën a déménager garagiste yi mën a déménager gargoste yi mais bàyyi fi lii loolu mooy problème bi. ñii nga xam ni ñooy sàmm littoral bi fi mu toll nii lenn rek moo leen soxal mooy ñu daaneel bâtiment bi ñu jàkkaarlool ndax kat dañoo gis ni injustice dafa am ci biir may nañu nguur gi nag àpp ba ñu tabaski ba noppi ngir ñu jëmmal seen mbébét. jërëjëf Maimouna Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la bu ñu jugee ci ndakaaru nag dañuy dem ca diwaan bu Thiès foofee nag samba boy yi ak itam addu kalfe nag ne fa xuus ba tax itam sonal leen lool ba tax autorité administrative yi ak itam agence bu informatique bu état nag daal di amal ab projet daal di samp ay caméra de surveillance ci yenn ci ay barab yoo xamante ni doomi aadama ya dañ fay daje ngir rek gën a càmm li nga xam ne moom moo di seen ak kaaraange Chante Diop ak Seylatir. daanaka foo tourné ci biir dëkk bi ci mbedd yi ak fi nga xamante ni nit ñi dañ fay bari lool muy marché xàll yu mag yi samp nañ fa ay caméra surveillance fépp fu waay toll dañ koy gis rawatina ñi nga xamante ni sax dañuy def ay njombe gouverneur bu Thiès rafetlu ko lool nee na lii de dina tax ñi daan def ay njombe ak caay-caay mu mën a wàññeeku ci dëkk bi. projet yi am maanaa la yu ñëw pour Thiès je pense que dina baax pour nit ñi sécurité bi nag moom li si am maanaam mooy dina tax ñu gën a mën a surveiller dëkk bi. léeg-léeg nga dégg ne rey nañ fi nit léeg-léeg nga dégg ne sàcc nañ fii léeg-léeg nga dégg ne toj nañ banque wala toj nañ feneen waaw loolu yëpp bu fekkee am nga caméra yi di nga mën rapidement xam fan lañ koy defee si waxtu bi xam ne mi ngi am policiers yi gendarme yi mën a intervenir wala di nga mën a xam bu fekkee ne am na pare tamit ndax ngay toppee ñi xam ne ñoo ko def ne serait-ce nga mën leen a identifier mën leen a topp je pense que lu am importance la. directeur général bu agence informatique bu état moom nee na Thiès dëkk bu mag la moo tax projet bu mel nii de ñu indi ko fii. gannaaw Dakar daanaka Thiès moom mooy la deuxième ville qui est concernée donc loolu nag def nañu ko ak autorités yi fi nekk yëpp rawatina le démembrement du ministère de l'intérieur mais aussi le maire de la ville de Thiès daanaka 65 caméras déployé nañ ko fi pour que lépp loo xamante ne jaarul yoon wala muy ñaawteef force de défense et de sécurité yi dinañ mën a agir à temps réel. waa Thiès ñu ci bëri nag gis nañ ne bu ñu fi sampee nag caméra vidéo surveillance yi ba léegi de ñi nga xamante ni dañ daan yéeg ci ay jakarta di këf kalpe jàmbur yi di daw wàññeeku net ci biir Thiès ak ci quartier yi. Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu njaboot moom moo daal di génne ay kàddu jëmale ci ki nga xam ne moom moo di Habib Sy fan yee ñu génn gée ngeen di fàttaliku rek waxoon na moom Habib Sy njiitum réew bu Sénégal gën a baral li nga xam ne rek moom moo di élection yi nag Ndeye Saly Diop Dieng di xam ne rek ne jëwriñ jëwoon ci nguuru Abdoulaye Wade jamono yi li mu def du dara lu dul namm nguur ndax fa muy xalaatee du fi nga xam ne rek la askan wu Sénégal di xalaatee ñu teewlu ay kàdduk Ndeye Saly Diop Dieng Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñoom ñoo ko taataan. xam naa ñu naan président Macky Sall dafa war a dem dafa war a démission ñu def nañ en déphasage peuple bi. da nga def seen biir ay kër ko seen télévision seen salle di wax waaye wax bi ñoom wax bi ñii la yéen ëpp salle. yéen dañuy laaj président Macky Sall li mu def ci réew mi yéen a ci yéen a koy natt. salaire bu ñu liggéey. dañu doon seen waay président def na ba noppi def na lu rëy jàpp lu war a jàpp nous sommes en paix. kii paix moo fi nekk Sénégal crise amu fi du crise politique du crise sanitaire du crise économique parce que nag dugg nga dañ fay jaar day jàll dafa dugg Sénégal yi ñu namm nag nguur toog seen biir salon nostalgique ñoo ñëwee gént ay crise ñu nostalgique ñoo ñëwee gént crise waa nit jàmm salaam la lañ nekk dañuy liggéey di jëf te mu ci gore ay wax kooku mooy président Macky Sall. jërë ngeen jëf mbokk yi boobule élément moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi ngoon incha allah daañu fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay Kocc 20h itam di ngeen am yi la jotaayu xibaar ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fii ci télévision Futurs Médias kenn dal ak jàmm.